salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum suñu xarit yi suñu soppe yi dellusiwaat nañu fii tey ci biir kër gi Chronique TV point sn ngeen ànd ak Sista Nita ci seen show de Nita ku ne xam na ni actualité am na lu xew ci àddina bi mu di lan màggal Touba ba tax na tey ñu dalal suñu gan goo xamante ni gan gu rëy macha allah kenn dootu ko présenté kenn laay ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah di la nuyu Sista Nita fay nañ la di nuyu say téléspectateurs yëpp. di am contentement bu baax si dalal bi nga ma dalal si sa émission. tey ñu war a waxtaanee actualité bi nga xam te ne moo di màggal Touba. màggal Touba waaw. donc ba tax na tey ci seen show de Nita dañu fas yéene maanaam waxtaan ñi nga xamante ni parce que ku ni màggal ni chauffeur ku ni màggal ni hygiène ku ni màggal ni sell donc ba tax na tey ci seen show dañu war a waxtaan ci lu bëree bu njëkk bi ñuy yëxtaane maanaam pàcc bu njëkk bi dañuy dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di transporteurs yi maanaam chauffeurs yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëpp nit ñi di leen yóbbu fële nga xamante ni moo di ca dëkk bu sell ba dëkku xaadimul rasool laay lan ngay wax ci loolu ak chauffeurs yi nga xamante ni ñoom ñoo di yóbbu nit. waaw Nita da nga tàmbalee foo xamante ne lu am solo la muy li nga xamante ne moom moo concerné transporteurs yi. parce que gis nañu lu ñuy faral di ñaawlu at bu ne mooy saa yi jub màggal mooy paas yi day yokku. parce que loolu la nit ñi di déplorer. ñu bëggoon ñaax chauffeurs yi aussi ñu jàppale nit ñi ñu mën a màggali. wàññi li nga xamante ne moo di paas yi. beneen bi des tamit mooy responsabilité Nita parce que boo jëlee sa oto ay bakkan nga yeb. boo yebee ay bakkan dafa am taxawaay boo war a taxaw dafa am responsabilité yi nga xamante ne war na la. tey boo yebee nit excès de vitesse yi war nga ko wàññi xoolaat ni ngay dawale c'est très important. beneen bi si des itam moom mooy bu ñu nekkee si tali bi it ñu respecter normes yi nga xam te ne tegal nañ leen ko tey bu fekkee tey excès de vitesse war nañ ko wàññi tamit wàññi vitesse yi xool lu ñu war a daw beneen bi si des itam muy bu ñu nekkee comportement yi si tali bi parce que am na tey ñu ngi doon jot benn vidéo boo xam te ne mu ngi cartonné si réseaux sociaux yi ku ne mu ngi siy débattre ñu ngi siy wax muy apprenti bi nga xamante ne it mu ngi doon jëf ju ñaaw boo xamante ne nag waaw ñun ñëpp ñaawoon nañ ko waaw kon doon di ñaax chauffeur yi daal ñu plus de responsabilité xool bu baax a baax li nga xam vitesse yi nga xamante ne ñu ngi koy daw si tali bi mais itam ñu muñalante xam ni tali bi ni ñu koy waxee tali bi xatul. xol yi ñoo xat waaw. waaw daf ciy baax ba tey ñi ngi wax ci chauffeur si nañ daw nànk nañ xam aussi que ni yebuñu ay xar yebuñu ay bëy ay doomu aadama njaay lañu yëpp ñoo xamante ni dañu bàyyi seen kër dem di màggali donc nañuy noppalu bu baax parce que chauffeur si dañuy jëkkante. pour xaalis nit ku nekk li sa wërsëg rek ngay jël bala ngay génn àddina nañ ci bàyyi xel nañu bu ñu dawalee ba sonn yóbbu noppalu nañ noppalu parce que des fois da ngay gis chauffeur boo xam ne day dawal ba ci yàgg rek gëmmentu nelaw sànq ay bakkan sànq sa njaboot sànq lor képp koo xamante ne nga demoon màggal nga daal di ko sànq mu nekk loo xamante ne dañ koy ñaawlu trop gis nañ fi daaw accident yi nga xamante ni moom moo am accident yu metti benn kër boo xamante ni Saint-Louis famille lëmm noonu génn àddina ci accident yi chauffeur yi nañu xoolaat bu baax seen dawal ma yokkal la si rek ndax daaw dafa am loo xamante ne c'était inédit mosuñu koo gis parce que daaw booy xool 57 morts la ñu 54 morts moom la ñu enregistré te loolu dafa doy waar te booy xool 2016 13 morts kese la kon buñ koy xool ñu xam ni dafa dem crescendo dafa yokku daal kon ren jii li ñuy di woo chauffeur yi di leen gën a ñaax tamit ñu gën a lucide comme ni ñu ko waxee ndax chauffeur da nga war a nelaw ba dallu ndax boo yebee ay bakkan responsabilité la kon nag boo nekkee da nga war a lucide xam li ngay dawal respecter li nga xam te ne mooy code de la route da ciy baax nañu mu teggi beeg yooyu yëpp nu mu tudd te gaawantu yegg si jàmm moom moo ko gën si sanitaire man xam nga ñu ma contre ñi nga xamante ne ñoo leen di jox permis yi parce que man yaakaar naa ni léegi permis ni ñu koy joxee man d'accord uma chauffeur dëgg bala muy am permis nga koy jox permis war na jaar ci li nga xamante ne moom moo di ci woon xàmme code de la route yi nga xamante ne moom la ñu santaane xam lépp mais léegi da ngay gis koo xamante ni apprenti car lay doon day nekk apprenti car 2 mois 3 mois mi ngi raxas 4e mois nga gis ko mu commencé di dawal nga yeb ay ñoo xamante ni ay muskàllaf lañu dañuy yeb di wuy téléphone di ree di def lu leen neex fu ñu war a droité la ñuy droité te loolu dafa nekk loo xam ni du yoon il faut ñu respecter nit ñi parce que nit ñi bu ñu leen respecté wul rek dëkk bi du neex dem beeg dikki bi du neex ndax ku yeewu suba di liggéey yaakaar naa ni oto ngay jël donc nañu respecter nit ñi
nañ daw nànk bàyyi njëkkante bi. loolu laay dañuy seetaan benn clip boo xamante ni Laxaat Express de Diourbel bi nga xamante ni dafa génne woy boo xamante ni bu am solo ñu ngi koy nuyu de passage ak waa Almadi yëpp ñu déglu ko dellu si waat ci plateau bi. ci diggante maraag mase bi jëloo li suuf sedde ci lañ gaawantu sàkku si sa ay njariñ ci kàddu yu teddi may bind ngir wey si moom kenn dootul mel ni yow ñoo ngi lay siyaare diriir ngir Moodu Bamba moo xeex te bal tàkkul diriir ngir maam mi indi leer ci yoonu metti wi ak képp koo xam ne Baay Faal nga tey bëgge maam Cheikh Ibra Fall may sa biige Kumba Faal moo wane yoon wi kenn du yow Ibra Fall Cheikh Ibra yi na kalkamal at fàttu rijaal góor yàlla yombul la salda qulil jamal Ibrahima Fall am yësal ay lamp ngëneel bi Bamba taal yaram bi naam Fall yow la Bamba wan kaw saraak di naan géeju leeri yaa ko naan bër yëpp nga boole daan de Fall te tëruwuloo sigi benn borom yàlla mbaa jàmm nga am daabay maam sëy na bu njaay moo wane yoon wi Baay Faal mooy lu doyug waar mooy tudd turu yàlla bi ba muy xotti jaww ji di yëngal la rasa kursi yu Baay Faal mooy jëfe ndig mooy joxe te kenn du ko laaj Baay Faal bu dëgg te wóor këram mooy àjjanay firdawsi ñu roy ci Cheikh Modou Kara ak Baay Karim al Maxla tooñu ñu tooñ luñ jëfi nañu ko rafetaat kon képp koo xam ne Baay Faal nga tey bëgg roy ci Cheikh Ibra Fall na nga am yërmande tey jëfe ndigal ñu santati Cheikh Bamba tey ngir moo taxaw julli woon fa Ndar bano sanko tey rakam ya mooy Sowétas ci ñun ngir mooy dox ba tey màggal ko mooy li war ci ñun di ko sant tey Europe fa Ndar moo ate góor ya fa jaar ba wey ku ci dul Sëriñ Tuuba keroog signé woon nga wey Dar sak waa tribunal keroog ñëpp a xëy kañu naan borom Ndar taxaw di ku Yàlla ji jay Bamba bay na góob na jaag na ràbb na ay sàq samb bojjuwal na mooñ na gannaaw abu soq mën na jëf na góog xam-xam murid na nga dégg ràññeel lu baax te lu bon bu la ca kenn dégg bis nga xool bi jox Bamba konte del ni la wal xarangal neel qararar wax la ju am sew sew wa salaamun ala man ittabaal huda la wax mim réew Bamba ko moom mooy kii ko moom Ibrahima Fall dan ma ca leere char na la Fall yab sa xànca bàyyi ko mi Fall yaram ne suma doon ak dëkk Cerno yoon waa jëm si ci moom ku soobu tàggoog mbon ma moo njëkk sukk mujjee jóg ci baatin kun fayakun moo ko dogal
merci beaucoup Laxaat Express de Diourbel mu way bu am solo boobu nga xamante ni moom moo di Serigne Touba neex na trop macha allah di ko bëggale képp koo xamante ni fan sa Laxaat nga. deuxième partie bi laay dañuy dem ci li nga xamante ni moo di wàllu hygiène boo ko déggee maanaam wàllu set bi donc deuxième partie bi ci loolu la ñu war a waxtaanee loo xamante ne lu bëri la Seydina Limamou. ma yokkal la ci set sax dafa bokk ci gëm yàlla. loolu la ñuy wax waaw ñun dañu l'islam dafa bonk set. te tey boo nee da ngay dem dëkk bu sell ni Touba tamit. waaw am na yoo xamante ne it dafa war waaw. li jëm si hygiène bi aussi di woo rek yaay faal yeeg baay faal yi. wax leen ne ñu bàyyi xel bu baax a baax si li nga xamante ne ñu ngi koy togg li nga xamante ne mooy légumes yeeg yooyu noonu. ñu koy voilà di si def eau de javel bu ko defee ñu leen di désinfecté beneen bi si des itam mooy ndab yi ndax jàngal nañu sax suñu yónente dañoo jàngal sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne gis nga guddi bi nga xam te ne si nañuy wàccee feebar yi li ko demee ni épidémie yi gis nga guddi boobu feebar yi di wàcc gis nga feebar bi du romb ndab bu ubbuwul wala satala wax ne dañ koo tijji kon baax na tey li nga xam te ne mooy ndab yi ustensile yeeg satala yeeg yëpp ñu koy ubb ndox yi nga xam te ne itam mooy taayit ñu xool ni ñu ko désinfecté foofu moom xam naa dañuy woo rek autorité yi. yaakaar naa service d'hygiène def na liggéey ak li nga xamante ne moom moo di wàccaay màggal Touba gi. parce que en général bu màggal gi day ñëw ñoom ñëpp dañuy def liggéey boo xamante ni bu am solo la mais juste nañuy bàyyi xel rek. nañuy nettoyer toilette yi ndox yi nga xamante ni aussi parce que am na ñoo xamante ni préparation màggal gi dañuy duy en général seen genre citerne yooyu. di dajale ndox mi ba mu def ay quelques jours nañuy veiller ci loolu ba tax na. laay am na benn maladie boo xamante ni mi ngi tudd dengue. waaw ndax da nga génn sànq fu am solo. mooy li nga xamante ne moom lañ tuddee eau stagnante yi. mu di ndox boo xamante ne day taaju te tey gannaaw bi ñu demee si ministère bi am na jàngat yoo xamante ne ak précaution yoo xamante ne mën nañ koo jël si li nga xamante ne mooy feebar bi nga xamante ne am na fa muy dengue. te nga xam ni. kii bu koy joxe moustique bi nga xamante ne moom moo koy joxe. fu muy faral di nekk mooy ci ndox yu taa yi. ndox yi nga xamante ne day taa ba pare nekk à l'abri du soleil naaj bi du ko laal. foofu dafa nekk day nekk bërëb boo xamante ne day réunir conditions yëpp pour yoo boobu nga xamante ne moom mooy joxe feebar bi ñu tuddee dengue. mu fay nekk. kon baax na lieu yooyu ñu leen di désinfecté. te it boo yoree ay siwoog yooyu mu am fu muy taa wala teen yi. yooyu tamit dafa nekk bërëb yoo xamante ne moustique bi mën na dafay développé. dafay dund bu baax a baax. te itam beneen bi des mooy boo màggali jee nga yëg sa yaram li nga xamante ne mooy fièvre mooy yaram bu tàng jër. wala nga am ay douleur articulaire. yooyu noonu voilà boo demee ba yëg ko li nga war a def mooy gaaw dem kër docteur. bu ko defee puisque épidémie la ñuy wax ndax dafa nekk feebar boo xamante ne mën na laalandoo nit ñu bari. waaw kon boo yëgee sa yaram jagadi rek. li ñu lay conseillé mooy nga teel a waaxu dem si moo xam croix rouge la. wala nga dem si docteur yi nga xamante ne ñu nga fa bu ko defee ñu xool la bu ko defee tey bu dee feebar la nga bañ a mën a wàll keneen ndax mbooloo moo fay daje si. jël nañ ci ay dispositions yoo xamante ni yu bëri la macha allah Touba yaakaar naa ni waa croix rouge dañuy def seen liggéey ba tax na ci feebaru dengue boobu demoon nañu ministère de la santé indil leen fa benn élément boo xamante ni ñu dem seetaani ko dellusiwaat fii ci biir plateau bi ngeen ànd ak si Sanita ak Laye. Qui parle avec vous et que quand en tout cas le devoir nous appelle, on est au front. En commençant par dédramatiser dengue tudd moo rëy tur feebar bi moo rëy mais c'est une maladie comme les autres maladies. La preuve, le directeur de la prévention a fait l'historique de la dengue au Sénégal. Depuis les années 70, la dengue est là. Donc c'est pas une chose nouvelle pour le Sénégal. Et c'est bien connu et c'est parce qu'aussi on a un système de surveillance performant qu'on a détecté tôt. Et c'est ici le lieu de le rappeler. Au Sénégal, le premier cas de dengue a été trouvé par le système. Ça, c'est une prouesse. Je pense qu'il faudra bien le signaler. C'est le premier cas qui a été diagnostiqué par le système. Ça veut dire quoi? Notre système est performant. Quand le cas s'est déclaré à Fatick, on a fait un recul depuis le mois de juin. Et tous les cas suspects de dengue ont été allés retrouver dans le registre et on a fait des prélèvements. Il s'est trouvé que ce cas-là était le premier cas au Sénégal. Donc je pense que c'est une prouesse en tout cas qu'il faudra saluer pour dire que le système de surveillance fonctionne et marche très bien. Ceci étant dit, par rapport aussi à cette maladie, au Sénégal, on a très bien géré les épidémies de dengue. Et cette épidémie ne sera pas encore une exception. La preuve, on a eu à mener des actions au niveau de Fatick et les résultats ont été probants.
Si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que encore dans la communication, on veut partager avec vous les journalistes pour que dans le cadre de la connaissance de cette maladie, que les gens puissent dédramatiser. Fatick, on a un succès parce que c'est rare que dans une épidémie, en 2 semaines, qu'on puisse juguler l'épidémie au niveau de Fatick. Et ça, les chiffres sont là, ils l'ont démontré. Et à Touba, l'un des objectifs, parce que aussi dans ce qu'on appelle l'évaluation de risque, Touba, on devait anticiper. Parce que si on s'attendait à ce que les cas se déclarent pour qu'on soit en retard, ce serait catastrophique. Aujourd'hui, les cas de Touba ont été anticipés et le directeur est venu sur ça. On est en train de faire la recherche active des cas. Il faut qu'on comprenne cette notion. Cette notion, ça veut dire quoi? Tous les cas qui sont passés au niveau des structures, qui répondent à ce qu'on appelle à la définition de cas, on va dans les foyers, même s'ils sont guéris, et là aussi il faut le dire, aller interroger les cas de dengue de Fatick, ils sont tous guéris. Aujourd'hui, tout le monde va à ses occupations. Donc pourquoi dramatiser quelque chose? Les gens contractent la maladie, en guérissent et en tout cas font leur vague à leurs préoccupations. À Touba, l'un des objectifs, c'était d'assurer un pèlerinage serein pour l'ensemble des pèlerins. C'est pour cela qu'on a déployé un dispositif exceptionnel pour faire au maximum réduire la densité du vecteur au niveau de Touba. Et le service d'hygiène, depuis le 17 en tout cas, et donc depuis le 8 septembre, 12 octobre, et a commencé ce qu'on appelle les opérations de saupoudrage. Donc dans le cas de la dengue, il y a les mesures de lutte collective, ce que le service d'hygiène fait de façon exceptionnelle, mais aussi il y a les mesures de lutte individuelles. Et ça, je pense que par rapport aux résultats qu'on a eu à Fatick, c'est le même dispositif renforcé qui a été fait à Fatick. Pour vous dire aussi que le système marche très bien, on ne se limite pas seulement à Touba et à Fatick, mais aussi aujourd'hui, tout le système de surveillance est en alerte. Sur l'ensemble du territoire sénégalais, partout où vous vous trouvez au niveau d'une structure, si vous avez en tout cas le corps chaud avec d'autres signes et qu'on fait le test du paludisme, c'est négatif, on doit vous faire un prélèvement pour tester la dengue. Pour dire aussi le système vraiment est alerte et qu'aujourd'hui en matière de riposte contre cette maladie, en tout cas on est à l'aise pour dire que les mesures qui ont été planifiées sont en train d'être exécutées. On n'a pas attendu les partenaires pour riposter. Le Sénégal, sur moyens propres, riposte. Maintenant, on est dans le cadre d'une coopération. C'est normal que dans une telle situation, que les partenaires viennent en appoint. Mais le pays n'a pas attendu les partenaires pour riposter. Donc c'est sur fonds propres que le Sénégal a riposté. Donc voilà ce que je voulais dire. Et en disant aussi que ce n'est pas ceux qui sont à Fatick qui ont amené la dengue à Touba. Non. Là aussi, les investigations ont montré que la dengue était à Touba et que les cas, parce que pour chaque cas, on demande beaucoup d'informations. Et parmi ces informations, est-ce que vous avez voyagé les 15 derniers jours? Les cas de Touba, les premiers cas n'ont pas voyagé les 15 derniers jours. Donc, ce n'est pas les cas de Fatick qui sont venus contaminer Touba, mais c'est parce qu'on a anticipé et que les conditions étaient là pour détecter. Voilà, élément baa ngi noonu gis nga pour ñi nga xamante ne xamuñu maladie bi nga xamante ne moom moo di dengue parce que ñu bëri dañu yaakaar ni dengue dafa nekk maladie boo xamante ni dafay rey laay. waaw comme docteur ni ma ko waxee rek fagaru moom moo gën faju waaw kon bu ko defee rek kii yi nga xamante ne principe yi nga xamante ne joxe na ko ñu bàyyi si xel bu baax a baax te itam am na benn numéro vert boo xamante ne ko xamante ne yëg nga ni feebar bi am na ku mu dal rek mën nga see woote dina affiché wu si écran bi waaw beneen bi des itam nit ñi yaakaar naa sax wàññiwul dara si seen pas-pas ndax Touba moom gars yi bu ñuy dund ak mooy loolu dañuy dem waaw wàññiwul dara si pas-pas yi kon bu ko defee rek ñu xam ne tamit dégg nga jarul psychose bi muy installé wu feebar la boo xamante ne comme ni ko docteur souligné rek nekkul feebar boo xamante ne gravité bi toll na noonu kon boo yëgee jagadi sa yaram rek nga teel a dem bu ko defee it wàll bi tamit mën nga am chance bañ a wàll keneen te li ci gën a neex gis nga bu fekkente ne dala commencé di la dal wala nga yëg sax yaram loo xamante ni du yoon mën nga woote ci numéro boo xamante ni affiché nañ leen ko après ci kanamu écran bi ñoom bu ñu ñëwee dañuy désinfecté côté boobu yëpp la ñuy désinfecté parce que dafa nekk maladie boo xamante ni day wàllee voilà ndax jotoon nañ fi sax benn information boo xamante ne selon laquelle lañ ne woon am na benn koo xamante ne Touba kii ya ko rey dengue
en fait docteur bi mu ngi doon xamal itam feebar bi wóorul ndax kooku dengue moom moo koy ndax dengue boo koy xool nekkul feebar boo xamante ne si sa nit gaaw na rey te feebaru ville la itam feebaru ville la nekkul feebar boo xamante ne tey mën na tiital nit ñi tiital bu garaaw boobu te yaakaar naa itam Baye Fall yi moom wàññiwul seen pas-pas dara ñoom moom ay Baye Fall la ñu ngi leen di nuyu de passage ñu ngi leen di nuyu bu baax encore une fois ok ñu si bàyyi xel ñuy fagaru bu baax parce que ndaxte nu ko wolof di waxee xoddali ko ca balaa ngaa lakkale nañ fagaru bu baax sell bu baax gën a protéger suñu bopp bu baax parce que ak ñi nga xamante ne aussi seen yaram neexul nañu toog bañ dem Touba di daanu feebar parce que Serigne Touba moom yaakaar naa ne yàlla tegul sax jaam bi lu mu mënul laa yukallifullahu nafsan illaa wus'ahaa la wax macha allah tegul yàlla tegul jaam bi lu mu mënul dëgg la c'est vrai laay beneen bi mooy beneen pàcc bi ñu dem ci ñi nga xamante ni ñooy jël yëfu jàmbur maanaam sàcc yi nga xamante ni ñooy nekk Touba di jël yëfu jàmbur di def naka sudul noonu ren le président Macky Sall jël na disposition yoo xamante ni képp koo xamante ni bu la jàppee Touba yaakaar naa ni sa 20 ans day leer ndax ki nga xamante ni dafa dajale paasam xamoo fan la jëlee xaalisam nga ñëw ni ko doñet waaw daal di ko yóbbu wax nga dëgg nag ndax sàcc moom tas yaakaar la sàcc moom ku koy défendre dalaa dalul kon yaakaar naa ne nañ cëpp biir Touba xanaa wax rek si li jëm comportement yeeg yooyu da ciy baax da ciy baax am na jigéen ñoo xamante ni aussi dañuy dem ba Touba di jël ay ooru jàmbur te ñi koy def majeure partie ay jigéen dëriyanke yoo xamante ni boo leen xoolee ni kii dañuy jël dañ naan la déedéet am na ñoo xamante ni dañuy sàcc seen ay perruque màggal Touba lan la fa perruque di wut lan la fa pose ongle di wut pour lan màggal moo ñu yóbbu dañu war a dem màggal sellal yaram bi dem ziyaare moo ñu tax a jóg bëri na jigéen ñoo xamante ni dañuy dem ba Touba musuñu xam-xam ruy fan la ne duñu ziyaare ñoom daal dal la yella ñuy toog di lekk di naan la Touba dafa neex waaw si seen état comme ni nga ko waxee rek parce que tamit événement moo demee noonu événement bu mu mënta nekk boo wootee fu mbooloo di daje mooy loolu am na ñuy gàmmu am na ñuy raas comme ni ñu ko tuddee waaw kon nag boo demee rek tey précaution yi mooy am na sax spécialiste yoo xam ne ñi nga xam ne dañuy yëngu ci affaire jël yéeg yooyu am na sax li ñuy jàngale ndax nee nañu boo bëree looy tas say bagage sàcc la day yomb comme tey boo dugalee sa calpe si ginnaaw nga dugal sa téléphone côté bi sa xel du mën a jàppandoo loolu yëpp te li ñuy conseillé mooy tey sa bagage yi bu fekkee calpe nga yor kii nga boole ko si benn poche bu ko defee nga mën a am concentration si bërëb bi nga ko def mais boo bëree looy tas sa bagage rek tey da nga yomb sàcc système yi loolu conseil la bi may jox ñi nga xamante ne rek dañuy faral di jël seeni téléphone wala yooyu si bu ñuy rang pour ziar rek yooyu ak yooyu dóorkat yi surtout booy dóorkat yi am na ñoo xamante ne bu ñuy jógee màggal Touba dañuy ñëw ay saaku téléphone la ñuy yor ba mu fees jël ay téléphone jàmm ramas seen marché la day neex dañuy bëgg foo xamante ne nit ñi dañ fay dajee di ko bëree lépp fay dajee jigéen ñi aussi di dem màggal Touba di yóbbu ay 7 yére ñawlu 7 yére sol simmeeku yóbbu takkaay sol simmeeku mel na kuy xew te kaay moo wax la si lu bëri si ñooñu xamuñu nu xam li yu mel dañ koy wax sax xam nga sénégalais nañ ma baal dafa bëri ñoo xam ne dañoo sàggan da nga si gis na ñoo xam ne dañuy dem ba aji war a sànni di jam la naan soxna Adja boo yeggee sànnil ma xam nga yooyu da ngay réew a des waaw bu ko defee boo demee rek nga xam ni tamit màggal moom moo la yóbbu te am na comportement yi war cheveux naturel rek yooyu mën na ñàkk système état mën na ñàkk ndax yow cheveux boo xamante ni it cheveux bi yow xamoo ndax nit ki dafa dee ñu jël jox la ko nga jël ko di ko takk da ngay réew ba tas te dégg naa day am téeñ yow am nga loo si mën a wax seet cheveux yeeg yooyu day am teeñ mais man teeñ yi mosuma ko gis teeñ yi moom dégg rek laa ci gis teeñ yi moom dama koy dégg rek en tout cas de mu gabee li mu ci wax mooy loolu doy na donc di nuyu ak ñi nga xamante ni xale jongama yi ñi nga xamante ni ñooy préparé macha allah màggal Touba gi ak moodu yi nga xamante ni ñoo nekk ci yoon bi di ñëw di leen nuyu bu baax di nuyu aussi jigéen ñi jàmbaar yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di def berneer yi képp koo xamante ni aussi yaa ngi def dara di joxe paas wala nga yàlla jox la sutura dimbaleen ñi nga xamante ni aussi ñoo amul paasu màggal Touba ndax yaakaar naa ni Serigne Touba liggéey na fi loo xamante ni lu rëy la macha allah Dakaaru Njaay da nga yaakaar sax weeru koor moo fi am foo dem koñ boo dem berneer safari mu nekk lu ñu rafetlu bu baax a baax gis nañu ne 10 derniers jours yi avant li nga xamante ne moo di màggal gis nañu Dakar foo tourné am na sax ñoo xamante ne ñu ngi kaas naan restaurant yi loo togg mu lamb ndax koñ boo tourné fa tabaarkàlla ginaar yoo xamante ne dañuy nag yi dara manqué wul daal sëriñ bi daal dëgg-dëgg cant gi moom ñu ngi koy def na lu rafet nag gis nga moo tax liggéey rek a am solo def lu rafet moo am solo ku sañoon tey jur Serigne Touba ku sañoon tey mel na Serigne Touba yàlla nañu yàlla soppi changé xol yi
gën ñu delloo ci xol bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu-sang yi donc yaakaar naa ni Sister Nita tey lii la leen tey mu am lu bees loo xam ne lu yees information la sax bu ko defee ñu jàllale ko si téléspectateurs yi ñu yëg ko ñu xam ne nag ren moom Touba am na ay matukaay yoo xam ne jël nañ ko bu baax a baax li nga xamante ne boo yeggee si jumaa ji war a ziyaare ñu bàyyi si xel téléphone yeeg yooyu dañ ko tere ak selfie yeeg sinap yi xam nga sénégalais yi lu ñu dugg rek dañ ciy ëppal yenn saa yi waaw ñu baal ma si kàddu bi nag parce que tamit dugg da ngay gis sax ay enterrement yoo xamante da ngay gis ko jël di selfie yooyu daal doy na waar mu nekk comportement yoo xamante ne rafetul ñu koy amal fi nga xamante ne moo di màggal bi waaw baax na trop téléphone yeeg yooyu bu ñuy ziyaare yi ñu xool ni ñu ko def selfie yeeg yooyu yëpp xam nga mën na ñàkk ñu xaar ba pare si nañ ko sellal nañ sellal da ciy baax donc mu nekkoon seen show de Nita Laye Matar Laye Seydina lan ngay tàggoo mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo jàkkaarloo yow dina seetaan d'abord di la jaajëfal yëpp di la jaajëfal ñoo bokk kër gi di rafetlu invitation bi bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi bëggee Laye rek waaw di leen waxaale nañ ma kar nag si Layen Co bi émission sportive bu ñu bañ ko fàtte bu baax di bëggee ñëpp nag groupe WhatsApp yëpp gis naa seen taxawaay gis naa leen si réseaux sociaux yeeg yëpp waaw nañ ñu xaar bu baax a baax incha allah donc mu nekkoon Sister Nita ci préparation li nga xamante ni moom moo di màggal Touba xel du doy di nuyu ñëpp ñi ci Facebook maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu suñu xarit yi suñu yaay yi suñu papa yi di ziar képp koo xamante ni yaa ngi préparé yoonu Touba mu nekkoon show de Nita di kontaan ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam képp koo xamante ni amoo paas yàlla na la yàlla may paas ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ci barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kontaan ci ñëpp jox leen rendez-vous samedi incha allah ngeen ànd ak Sister Nita ci beneen numéro. kursi yu Baay Faal mooy jëfe ndigal mooy joxe te kenn du ko laaj Baay Faal bu dëgg te wóor këram mooy àjjanay firdawsi ñu roy ci Cheikh Modou Kara ak Baay Karim al Makhla tooñu ñu tooñ luñ jëfi nañu ko rafetaat kon képp koo xam ne Baay Faal nga tey bëgg roy ci Cheikh Ibra Fall na nga am yërmande tey jëfe ndigal alhamdulillah ñu santati Cheikh Bamba tey ngir moo taxaw julli woon fa Ndar bano san ko tey rakam yam